kaala boo xamante ne dafay yàgg te it ay doomu Sénégal ñu ngi bloqué ci frontière yi foofu laa jëm si ci wax foofu laa ñëw pour tontu Ndeye Dime pour wax ko ni ko am na ci ñoo xamante ne ñun bi ñu demee bi ñu ko waxee ministre da ne loolu ñuy ut voies et moyens yu leen jëli parce que yaakaar naa ni benn bu njëkk ba bu mu ko déggee ñi tagoon booru Mauritanie am na ci ñoo xamante ne indi nañ leen am na ci ñu indi ñi xamante ne vraiment entre pays et pays lañ nekk am na ñoo xam ni sax nekk nañ ba Dubaï xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi tag ci frontière u Maroc bi jóge woon Italie doon ñibbisi tey boo leen dee xool bi ñu waxee Moodu ba Touba ne moom moo indi feebar bi biir Touba waa ji ñu waxoon ni moom la kooku mu ngi nekkoon en transit entre Italie ak Maroc kooku mu ngi tag Maroc. d'accord léegi donc ñooñu xam nga xëy na du ñu neex a jël avion indi mais rapatriement boobu muy raccompagnement des Sénégalais yi nekk taxi diaspora bi dafa war a nekk lu effectif. warul nekk lu ñuy xaar ñu appliquer réciprocité comme yeneen dëkk yi nga xamante ne ni fii seeni doom dañuy gis bu ñu bëggee ñibbi France par exemple dañuy ñibbi. pourquoi loolu tey nekk difficulté doomu Sénégalais yi nekk bitim réew tey bu ñu bëggee dugg Sénégal mu nekk problème. xam nga juste rek foofu laa toll woon dama ko doon def rek benn ramassis indiwaale ko. très bien parce que tey man damaa gisul logique ci Air France jóge Sénégal survolé wàcc France jógewaat France vide ñëw Sénégal tak bu fekkente ne poussière bi day takk ci kaw avion bi dana indaale poussière France donc mënoon naa yebaale doomu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo takk foofu en France te nekk fii comme ni ko Fall waxee sànq ay directeur de société ñoo xamante ne xëy na peut-être c'est des sénégalais kese yu fa demoon faju ji am na ay chefs religieux yoo xamante ne tey bu ñu jotoon ci billet bu ñibbisi xam li ma la. Cheikh Omar Talla. am na Cheikh Omar Talla sama jëkkër ji. ay nii joxuñu ma si mënu ma joxe parce que xam nga moom mooy sama borom kër. te joxuma dara mu nga tag ñu ngi ko confiné kooku xam nga bu ma ko Macky Sall indi loon tey dama koy raamal xam nga li ma la wax. te moom aussi maaraabu la ndax Talla la sant. donc war nañ ko indi ak ñeneen xam nga wéet na moom aussi dem rek laa ko gis muy publicité photo naan nam naa ñii donc dafa am yoo xamante ne. bàyyi fi liggéeyam moom aussi waroon daw ñëwaat bokkaat ci li ñuy def. kon réciprocité boobu amoon na ci yoon réciprocité boobu dafa am solo Ndeye Dime donc président fi mu waroon xalaatee mooy am nañu benn yoon boo xamante ne xëy na peut-être bu boobu amee am na dëkk parce que dama ko dégg rek mais am na koo xamante ne dafa war a ñibbisi. kilifa diine la. donc kooku buy ñëw xanaa duñ ko jël ci avion moom tubaarkàlla indi ko. bañ a indi doomu sénégalais yi ci des. dëkk ba muy jóge daal. nañu fexe ba doomu sénégalais ya fa nekk. te war a mën a ñëwaale ñu boole leen ci ngir laa war a sóoli président Macky Sall. ñoo ngi la koy ñaan nga boole waale ko ci nga boole waale ci suñu doomu réew yooyu nga boole leen ci avion boobu mu indi leen. waxtaan bi fu mu toll nii neex na torop donc dañuy teg foofu juste suñu loxo dem jëli yeneen rubrique avant ñuy ñëwaat ci plateau bi wéyal waxtaan bi mais dañuy dem ànd santé corps ak corona ànd ci ak kii di Bintou Kane. Bintou Kane santé corps ak corona. ñett yi ñu boole. waaw tey dinañ essayer intégrer tous les trois donc on parlera de diabète corps et corona. Très bien. donc balaa may ñëw ci waxtaan bi déjà ma lancé élément bu nga xam ne am naa ko ak professeur Abdoulaye Leye qui est endocrino-diabétologue à l'hôpital de Pikine ñu seetaan ko ñëwaat si waxtaan bi. waaw ku am feebaru diabète ba noppi di woor ci anam goo xam ne saytuwuñu ko ba maanaam jox ko ci ndigal wala soñu ko ci ne mën na koo def te jafe-jafe du ci am li nga xam ne moom la mën a am comme problème mooy li ñuy tuddee risques yi loolu ñeenti fànn la benn bi mooy suukar si daal di wàcc trop li ñuy tuddee hypoglycémie ndax ñàkk a lekk bi ci diir bu yàgg suukar si bu wàccee mën na indi nit ki mel luy tàggoo sagoom wala mu am bopp yu metti wala di ñàq di lox loolu muy suñu hypoglycémie loolu fu mu ko dalee ci biir journée bi daf ko indil jafe-jafe ba pour mu yeggali koor gi day metti beneen risque bi moom mooy suukar si yéeg trop muy hyperglycémie maanaam deret bi concentré wu na suukar si bare ci ba nga xam ne dafay weesu 2 grammes 50 3 grammes wala 4
mën na ci dem sax ba mooy mu tàggoo sagoom indi lu ñu wax coma diabétique mooy ku tàggoo sagoom ndax suukar su yéeg trop ci deret bi. beneen ñetteelu risque bi nga xam ne mën nañu ko identifier mooy yaram bu ñàkk ndox ñu koy wax déshydratation ndax yëpp xam nañ ci boo wooree doo lekk doo naan waaye surtout bu fekkee jamonoy tàngaay la wala nga am yëngu-yëngu li lay gën a gétte bu dee diabétique nga mooy ndox bi wàññeeku trop ci yaram bi mu indi déshydratation loolu it dafay indi jafe-jafe miir taxaw doo am doole xel mi di nëx gémmiñ gi di wow tension bi di wàcc yooyu mooy signe déshydratation te loolu it bala margu tar loolu risque la pour diabétique bi nga xam ne mu ngi woor su fekkee ne diabètam équilibré wul. ñeenteelu risque bi nag moom maanaam dafa boole déshydratation bi ñàkkum ndox bi suukar su yéeg si dafay indi deret bi daal di far trop su deret bi faree rek daal di indi lumb ci biir sidit yi yoon yi sidit bi deret bi war a jaar su ko defee loolu la ñuy wax accident de thrombose bu dee sidit yi deret bi war a jaar dafa fattu ci xol bi mooy indi ay problème cardiaque yi bu dee ci bopp bi ñoom AVC ak yooyu mu nekk mode de problème aigu yoo xam ne tamit bu fekkee ne diabétique bi équilibré wul muy woor loolu tamit mën na kaa gétte donc muy ñeent ay risques yoo xam ne ñoo gën a fës ci diabétique bi buy woor te fekk équilibré wul loolu mën na kaa dal dañu war ci bàyyi xel bu baax. ñuy remercier professeur Leye ci leeral yi nga xam ne indil nga ñu ko par rapport ak diabète ak corps parce que c'est important diabète dafa nekk une maladie chronique boo xam ne c'est très à l'ordre du jour donc bëri na ñu nga xam ne am na ñu feebar boobu et c'est important aussi ñu leen di ñaax tout le temps rek naka la ñu war a wooree donc bi professeur waxee joxe na ñeent points yu nga xam ne c'est compliqué pour un diabétique mu woor donc bi ci gën a am solo nit yi xam ko aussi c'est important mooy diabétique bi bu amee hypoglycémie parce que bu ndoguwee wala muy jël ay garab parce que souvent les maladies chroniques dafay accompagner wu d'autres petites pathologies donc dañuy am yeneen garab yu nga xam ne dañ koy jël garab yooyu noonu mun na leen indil ñu am hypoglycémie c'est important diabétique xam bu amee hypoglycémie liy traité non diabétique bi mooy traité diabétique bi c'est du sucre rapide nga jël morceau sucre nga mëcc ko wala nga jël un jus boo xam ne am na du sucre rapide à l'intérieur donc c'était important et puis diabétique bi aussi c'est important balaa muy woor mu dem xooli son médecin traitant c'est important parce que dañu noter ay diabétique yoo xam ne dañuy am yenn affection intercurrente yi lu ci mel ni ay grippe yooyu diabétique normalement buñ amee loolu avant koor gi waruñu oor ñeneen ñi nga xam ne aussi dañuy am des complications dégénératives am na problème rénal wala problème cardiaque ñooñu aussi waruñu woor ñeneen ñi nga xam ne aussi waruñu woor ci diabétique yi mooy ñi nga xam ne dañu am diabète bu déséquilibré parce que am na diabétique yoo xam ne ils ont un diabète très équilibré boo leen gisee sax doo xam ne ay diabétique lañ donc baax na ñu ci bàyyi xel. Et puis diabétique de type 1 c'est les diabètes insulinodépendants mooy ñi nga xam ne dañuy def injection tout le temps ñooñu aussi bu ñu amul ku ñu dëkkal amuñu droit woor parce que contrôle bi mun na am problème mun nañu bañ a maîtriser nu ñu koy contrôler trop donc bu ñu amul ñu dëkkal waruñu woor donc c'est des paramètres yoo xam ne à intégrer donc Covid-19 aussi c'est à l'ordre du jour il faut qu'on en parle par rapport aux diabétiques sànq gis nañ dans le communiqué du ministère de la santé et de l'action sociale docteur Khemes ñëwaat na ci que le sujet âgé na moytu génnam donc ni sujet âgé di moytuwee génnam ñi nga xam ne dañuy vivre avec des comorbidités mooy ñi nga xam ne dañu am beneen feebar aussi dañu war di moytu lu ci mel ni diabétique bi diabétique ku nekk dafa war a moytu respecter lépp mais diabétique bi daf si war a raw parce que bu amee bu fekkente ne diabètam équilibré wul mu am Covid-19 dafa nekk loo xam ne organisme am du mun a xeex correctement. voilà amoon na solo en tout cas comme tu as dit ñu moytu bu baax suivre yenn recommandations au médecin yi parce que c'est important gis nañ ko Covid-19 dafa sonal torop mag yi et en parlant de Covid-19 ñu bëri ñu ngi intéressé wu ci Artemisia donc dañuy ànd ak kii di le docteur Samba Ndiaye moom mu ñëwaat ci bu baax a baax.
asalaamaaleykum mbokk yi tey dañu ñëwaat ak yéen seen waxtaan muy ramadan de santé tey nag ñu waxtaan si lekk yi nu ñu war a combiner nu ñu war a boole ndax gis nañ ni ñuy lekk baaxul bu koor ñëwee lu nañu bëgg ko jaxase loolu jafe-jafe lay jur ndax li ñuy wax protéine nga xam moom la ñu ëpp lu ñu consommé si koor muy yàpp weeg jën yeeg nen yeeg soow mi ak meew mi waruñu ko boole ay féculents kese muy ceeb beeg yeneen céréales yi blé beeg mboq meeg suuna seeg yooyu wala boo koy boole foog nga boole si yeneen yu oyof muy ay légumes verts yu mel ni salade yu mel ni poivron vert et cetera lekk rek teg si ay fruits aussi baaxul foog nga bàyyi décalage ndax seen durée de digestion tolloowul kon jafe-jafe mën naa am yaram mën naa am problème pour gérer loolu lépp fruits aussi du yëpp la ñu war a jaxase les fruits acides yu mel ni agrumes comme limon yu mel noonu orange pamplemousse mënul ànd ak les fruits doux muy banane mais mën na ak les mi-acides muy pomme loolu lu bari xam na kon nañu xoolaat ni ñuy combiner lekk yooyu ba ñu am jafe-jafe su ñëwee ba tey si wàllu mbas mi digoon naa ñëw si artémisia lu am solo la ndax boo xoolee la fa ne si ay ferñeent ëpp na ñeenti téeméeri ferñeent yoo xam bu si nekk am na njëriñ mais yi si gën a ràññeetle mooy les alcaloïdes bi tax muy faj lu mel ni ay cancer ak yooyu xam na ci les huiles essentielles xam na ci les flavonoïdes bi nga xam ne moo tax mu baax si virus yi xam nañ si artémisinine bi nga xam ne moo tax ñu koy faji paludisme mais waxoon naa leen ni mbas mi bu ñëwee dafa am yeneen ñu muy indi jeexital muy ndox moomu daw si xëtal bi traversé bronche yi dem ba si alvéole yi ñu koy wax mucus nga xam dafay indi ay lésions ay gaañu ba tax na loolu fokk nga am loo xamante ni moom dañuy génnee loolu ba tax na leen si indi garab yi wax nga ñàkk wala incarie mooy li myocardial accident kon si kàttanu yàlla booy jël artémisia bi boole kook li nga xam ne aussi non seulement dina génne mucus boobu muy ndox mi mais su gaañu amee mën koo fekk ak loo xam ne day tax dinañ ci mën a daw moo tax ñu leen recommandé aussi ci njëriñ di ko jot régulièrement ngeen teg foofu seen loxo incha allah rabbi suba dana ñëw si beneen tamit jërëjëf